asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëmee ni saafara ngi réew mi suqali ko réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam suñu borom di borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué ñu te dara jomb ñu lépp lu doomu aadama aajowoo si kaw suuf ngir jëm kanam suñu borom def na ko fi muy géej ay dex ay déeg suuf su nangu koom yu nekk ci biir suuf si koom yu nekk ci biir ndox mi suñu borom defal ñu li ëpp solo mooy nit yu am xel rek koom la saa nit jëlee xelam daas ko nàmm ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ne njottam mën a si woon a yegg sax ndax ñun Sénégal xéwal yëpp ne fi waaye suñu réew bi ba léegi ñun béggaguñ si dëkkuwaay lekk ak naan dem ak ñëw mbay napp sàmm wér-gu-yaram jàng ak jàngale bégguñu tey si mbedd yi jikko yi yooyu yëpp ni muy doxee gënaluñu lan moo tax ak lan mooy saafara si saa su ne dañu ami gan yoo xam dañu fiy dikk ngir loolu ñu indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak Bobo Sy moom moo bind téere bi di au secours de l'Afrique maanaam daal di woote ndimbal pour Afrique ànd samay ak Bamba Dieng moom njàmbur la boo xam ni day yëngatu si mbay waaye it moom ku ami xalaat la Bobo la nuyu la dal la ziar. Ndiaye Faye Tunkara. yow it Bamba di la nuyu la dal la ziar. jërëjëf Tunkara ñu ngi lay. aywa Bobo Sy téere bi au secours de l'Afrique yow mi yaa ko bind téere bi lu si ne. waaw di nuyu téléspectateurs yi comme ni nga ko waxee léegi téere bi de mooy à peu près li nga wax sànq rek mooy xalaat naka la ñuy def ba suñu réew Afrique nag laa wax naka la ñuy def ba suqali ko parce que ñëpp a ngi d'accord ne que doxul am na ay problème léegi nag may xalaat bokk ci ñi xalaat naka la ñuy def ba loolu ñu indi ci saafara loolu daal moo tax a jóg livre bi. léegi yow yi ngay naan lu tax ñun suñu réew yi ñu am lépp ba pare demuñu lan moo tax. exactement loolu mooy pensée bi nag pensée livre bi parce que dafa nekk ay antécédents mooy loo xam ne dafa jàll lu yàgg moo ñu gàllankoor ak yoo xam ne ni ci présent bi fi mu nekk nii aussi am na ñu téye. lan moo ñu gàllankoor si li weesu. li weesu mooy comme li ma ko waxee Afrique maa ngi wax nag dans le cadre de l'Afrique comme je l'ai présenté ci livre bi mooy d'abord comme li ñëpp xam mooy affaire colonisation bi. tubaab yi dañu nootoon. ak esclavagisme mooy jàpp ñu jaam voilà loolu ñu génn ci loolu et depuis boobu ba léegi nag ñuy fee weqatu di jéem a defaru mais moo ñu téye ba léegi. est-ce que ñun ñu ngi weqatu est-ce que ñun tubaab bi nooteel bi ñu noot ñun ndax loolu new ñu si ba léegi nangu ko ànd ak ñoom. bien sûr loolu. kon kay weqatu wuñu. waaw weqatu xam nga yow jàng ko ab soxna ñëw na bind ab téere ne ndax Afrique du moom Afrique dafa bañ jëm kanam. waaw Adèle kii la way mooy. kookal la. Adèle Samb la woon je crois autant. Adèle Samb. Afrique xeexuñu. waaw. mais man nag dafa am au fait livre bi pour ñu gën a kii nag dama romb foofu sax man dama ne tey ban solution laay apporter solution bi nga ñëpp gis mooy unité africaine mooy seen africains yi ñu booloo léegi nag man à partir que ñu fi ñu boolooyee naka la ñuy def nag ba mbooloo boobu nag jëriñ Afrique en fait livre bi loolu mooy liggéeyam c'est-à-dire que unité africaine bi dafa war a nekk réalité kooku moom ñëpp a ci ànd ñëpp d'accord nañ ne balaa ñoo tekki nekk dara il faut mu am unité bi maintenant une fois unité boobu aussi parce que nekkul réew bi ñu dajale ko rek mu nekk benn unité léegi naka la ñuy def ba unité boobu consolider wu nekk lu dëgër nekk njëriñu Afrique. mais unité boobu. waaw ñun ñi ci suuf xamuñu ko ñi ci kaw gëmuñu ko. kon loolu muy nekk waaw day jafe nag mais terewul nag ku ci nekk fi nga toll ak sa niveau comme ni ma ko waxee war nga mën a lancer une participation à réponse question boobu nga indi. c'est-à-dire ku ci nekk ci ñun bu doon xalaat di jéem a indi une petite réponse mu nekk sa participation je crois que bu ñu boolee loolu yëpp comme ni ñu koy defee ni ci plateau bi weer bi dinañ gis benn yoon boo xam ne. yow tey ñu ngi wax wàllum Afrique nañu booloo tey par exemple APE yi ñuy wax tubaab yi ne dañu bëgg jëflante ak ñun si ay fànn yu bees. tuddee ko APE tey loolu ñëpp ànduñu si. tey président Macky Sall gis nañ ko mi ngi woote ne moom signé na APE ne ñeneen ñi signé ñëpp bëgguñu signé ñi si suuf tey ñun ñii sama genre gi ànduñu si. léegi loolu ñu koy jël. exactement c'est un problème bu mag la
depuis le début man damay ŋàññi sax unité africaine bi ni ñu koy doxalee intégration sous-régionale intégration régionale APE dañu war a def nii def nii moi je dis que la première des choses mooy identité personnelle bi c'est-à-dire ñu fexe ba suñu identité ñu nangu ko mooy ñu nekk ñun en ce comment ça léegi bu ko defee duñ fi nekk ci ces petits détails là deux problèmes moo am ci affaire bi mooy francophonie tout ce qui li mooy tuddee phonie anglophonie c'est-à-dire ces groupes là ñu fexe ba génn ci loolu bu ñu xasee génn ci loolu rek retrouver notre identité bu ko defee bu yàggee rek ñu travailler ko nag travailler cette identité là par exemple nos langues nationales ak affaire yooyu bu ñu ko travailler bu ñu ko boolee nañ am benn départ boo xam ne nañ ciy sukkandiku. kon yow dañu war a génn ci francophonie te tey ki jiite woon Sénégal moom moo jiite francophonie de. exactement génn ci francophonie ça veut pas dire que rejeter ko génn ci mooy yow aussi nga am loo nekk ba pare mën a nekk ak francophonie je parle de francophonie français aujourd'hui on ne va pas rejeter le français on va parler le wolof on va parler le français le pulaar danañ ko utiliser mais du tere ñu nekk utiliser français bi comme ñoom nuñ ñuy utiliser au fait léegi ñun ñoo koy jëriñu am na téere benn yeneen ñu ma bind maa ngi ko tuddee le wolof parle français ak le pulaar parle français c'est-à-dire léegi man au lieu que ñu jël français bi jiital ko wolof bi mooy ñëw jaar ci biir français bi di utiliser ko pour moom mu mën a génn. léegi tey lu mel ni ay APE yi. ndax yooyu. luy dimbali la wala luy gàllankoor. si mën na dimbale parce que c'est une façon d'arriver à l'essentiel genre entonnoir la on commence par une base un petit élément et on développe. kon yow pour yow APE lu baax la. lu baax mën na nekk lu baax mën na ne je dis dans le livre j'en ai cité ça je dis dans le livre il faut pas nga gëm théorie bu ñëw rek mais da nga war a gëstu d'abord xam lan mooy APE fan la ñuy jëlee fan la ñuy jëmee. APE yow jàng nga ko contenu APE xam nga ko. xaw ma lépp wax dëgg yàlla mais. loo mënee yow loo xam ne xamoo ko nga ni lu baax la. non dafa am lu ma ci xam dama ko lire. waaw lan nga si xam lu baax. li ma ci xam lu baax mooy je dirais pas que amul lu bon amul lu baax mais tey man par exemple su ma doon choisir pour aller plus loin parce que c'est pas notre. non APE dafa am solo par rapport ak unité africaine ak développement Afrique. pas forcément man sama gis. mais yow lan nga jàng ci APE loo xam ni njariñ la pour ñun. bon tey mu doon jël par exemple sur les programmes je sais pas. bon boobu aussi qu'est-ce que j'ai il faut nga xoolaat APE parce que APE du suñu njariñ de suñu njariñ de. voilà président Macky Sall mi naan waaw nañu signé APE mais APE yi du suñu njariñ xam nga tubaab yi. gis nga tubaab yi seen intérêt rek la ñuy dox. bien sûr lu nekkul seen intérêt te ñoom ñun ak ñoom tey suñuy intérêt dafa méngoowut ñoom seeni intérêt léeg-léeg mooy nooteel gi ñu noot muy wëy léegi nag ñoom yi ñuy jox cey di ñu sëlëm di ñu tuur lëndëm naan ñu ay APE nangam sàngam tuddee ko ay tuddee mais ñoom seen bopp tubaab yi seen bopp ay parlement français ay union européenne ñoom seen bopp def nañ ay jàngat yuy wane ni APE yi du njariñu Afrique te bu yàggee day wëlbatiku xëpp seen kaw ñoom Europe. très bien bon yow Bamba Dieng yow moom jàngooy tubaab de. ok. jàng ba ban classe. waaw man franco laa def quoi franco arabe. franco da ngay boole arabe ak français. bon yow waa Njàmbur yëpp di leen ziar yow si mbay ngay yëngu looy bay yow gerte dugub. waaw bon bala ma agsi ci li nga laaj ni nga ma présenté am na lu des ci yi nga xam ne si ne yore naa ko maa ngi nekk secrétaire chargé de l'animation politique ci COJER maa ko jiite tamit. muy politique ñu nag de loolu moom. mais dama lay wax rek li ma jiite. il faut ma wax la li ma jiite. non xam nga politicien da ngeen bëgg di man léegi yow tey lu la fi indi. waaw li ma fi indi mooy waxtaan ak waa Sénégal waxtaan ak waa Njàmbur. si lan mais ci li nga xamante si ni jiite naa ko en tant que président jeune cultivateur républicain national. jeune cultivateur républicain national ma jiite ko ci Sénégal gépp mooy baykat yi nga xam ni si parti APR lañ bokk. waaw. waaye ay ndaw lañ. ay ndaw lañ ñaata at lañ war a am. comme ni ni taxawale structure bu ne ci wàllu jeunesse nga xam si ne bu amee 35 ans. pare na. yéen seen statut ku am 35 ans mënatul nekk jeune agriculteur. non
parce que tamit dañ koo teg ci règle yi nga xamante si ne mooy doxal kii waaw xam nga luy dox loo xam si ne Sénégal gépp la boo demee fépp ci Sénégal Niassia nga dem Bamba Dieng ñaata foo dem ci Sénégal nga dem fii ba Xelkom nga dem ba Sadio lépp da nga fa am ay représentants yooyu mënatoo taxaw di ko takk ñu jël benn chiffre boobu ñëpp a ko yem muy am na 200 personnes ñun jógee nañ ci yooyu léegi. Bamba Dieng ay 200 personnes 100 personnes xam nga yéen ñooñu ñëpp Sénégal moo leen tënk. te Sénégal xam nañ ñaata nit a fi ne. waaw kon nag kuréel gu ne biir Sénégal gu ne. mën nañ xam ñaata nit a ci ne. te tant que xamuloo. yéen ñaata ngeen. commencé gu leen liggéey. waaw dama ne la chiffre yi nga xam si ne mën naa la koo jox. mat na 1000 personnes te 1000 personnes bu ne ci. benn nit bu ne ci am nga lu mat fukki nit kon xam nga ne Sénégal liñ fi am ci ay nit. bon léegi loolu yomb naa takk. mët ngeen junni. te junni gu ne. am na téeméer gu ko topp. am na fukki nit am na benn nit bu nekk ci junni bi. waaw am na fukki nit yoo xam ne man indi na leen ci affaire bi. aywa léegi loolu muy ñaata. loolu xayma ko par mental nag. man yow laa koy laaj yu ma machine à calcul déet xayma ko. yow nga ni junni ngeen. junni gu ne indi na fukki nit. ku ne indi na fukki nit. waaw yow xanaa Franco nga jàngu leen fa calcul. déggoo li ma la wax xam nga dafa am ñu ay ci mental ak ñoo xam si ne ci calcul leen gën a ci yor machine leen gën a ay. mais loolu lu yomb la xoolal. junni. kenn sama xarit bi nee na déglu ma rek mu jeex tàkk. déglu ma. dama la koy jàngal nag yow it. déet fii kay du jàngalukaay. fii lan la. fii waxtaanukaay la wu ñuy wax. waxtaan goo xam duñ fa jàng am na njëriñ. waxtaan dañ fa war a jàng. non fii dañuy sotti xalaat jox Sénégalais yi. waaw sotti xalaat yow ñooy jàngalante. sotti xalaat mooy jàng yow li ma lay jàngalee tey dara. noonu la si keneen di jàngee. xam nga li nga may jàngal xam naa ko xam nga day loo aay ak loo aay xam nga am nañu mental mënuñu cee xam fukk. waa léegi yow li ma lay mais bu ñu yoree machine à calcul. yow li ma lay jàngal xamagoo ko te nee nga xam nga ko. déggoo li ma la wax dama ne la du mu jàng dama ne la. am na ñoo xam ne waaw kon bàyyi ma leeral ko bon yow xam nga ba pare xamoo waaye xam nga bon boo amee junni kenn ku nekk indi fukk léegi junni googu fukk googu da ngay jël zéro fukk bi dolli ko si junni gi noonu lañ koy calculer loolu du mental nag loolu kay mi ngi nii. jeex na bon kon daal mat ngeen fukki junni. waaw waxoo dëgg waatal naa la ni Bamba Dieng waxoo dëgg. man de matu leen 10 000. man de du ma la waatal ne man de man na maa waat ne wax naa dëgg te du ma la waatal. léegi waat ko du ma la waatal ne. waaw waatal ma waat du ma la waatal ne Tunkara waxoo dëgg. waaw waatal parce que nag réew mi la Tunkara ci sa plateau. bi rek nga d'accord waa taxawal yow ci sa plateau bi rek nga toog Bamba di invité nit ñi waatal ñun ñooy dem ci biir réew mi waatal xam li xew. waatal di tourner fu ne. waaw waatal ah bu ma ne laa ñetti junniy nit yi rek. ñetti junniy nit yi waxoo ñetti junni fukki taxawal rek fukki junni yooyu dama ne la ñetti junni yi rek mën naa génnee département wu Louga parce que man bu ma wootee rek di woote lenn rek loo xam si jëm na ci loolu. la fay daje dana waatal ni mën ngeen fukki junni. non xam nga affaire waat yooyu yeneen la waat naa ni du ko waat. non du ma ko waat. waaw bon léegi waxal li nga bëgg leeral. ay xale politiciens yi ñii li ma nga xamal la bëri waxal ñu ngi lay dégg. waaw yow suma xarit nga mais nag Tunkara. xaritoo wuñu si loolu de. non du ci loolu. man lu dul dëgg moom du ma xarit. non man du ma wax lu dul dëgg man li may wax damay leer nañ te lu ma mën a teg baaraam la. parce que ñi ma nekk ñëpp xam nañ ne man ci loolu lay dox. mais nag comme sens bi nga ñu may nii ñu ñëw fii waxtaan ak Sénégalais yi. ñuy wax ne jeunes yi li ñu soxla ci ñoom di ko ñaan ci état bi mooy ñu jàppale leen ci yenn moyens yi parce que bari na ci ñoo xamante si. nañ leen jox ay moyens. ay moyens yoo xam ne danañ ko mën a kenn ku ne ci la nga nekk parce que nag fii laa koy waxee bari na lu ñu fi créé BN2 FONGIP bari na yoo xam si ne kii nañ ko mais ku la ci mën a jeune bu la ci mën a wax ne lii defal nañ ma ko presque amul na te ñoom bu ñu génnee ci télé yi. waa FONGIP temps yi déggoo leen ñu ne ñoom financé nañ 17 milliards yoo xam ne créé na 21 000 emplois. déggoo ko kon de loolu xanaa mi ngi ci seen tiroir yi ñu denc waaye ñëwagul ci jeunesse bi. parce que benn jeune bu la mën a taxawal ne di moo ma di wax lii man toujours maa ngi ci terrain bi ci loolu laa nekk mënuñu laa wax ne lii lan nu defal. kon daal yéen waa APR. bi ngeen fi toogee ba léegi ñi ko yore ay jàmbaar la Doudou Ka vraiment ku nit ku baax la. non bul ne jàmbaar la su fekkee indiwul résultat yow gisoo résultat yi ñu gën li leen président sant ñu gën cee taxaw. gën a jàppale xale yi. non Doudou Ka mënoo wax loolu parce que yow li nga dafa contradict bu fekkee Doudou Ka financé na 17 milliards yu créé 21 000 emplois kooku li ko président sant mi ngi si taxaw. mais dama ne la man bu ma ko déggee gisuma ci jeunes yi nga xam si ne maa ngi jëflante ak ñoom te nekk ci. te loolu di sama domaine. gisuma ci jeune boo xam si ne génnee na projet ne ma projet ba ma financé. léegi moom mi APR la bokk moom moo yor ndaw baykatu APR
te nee nañu bi mu toogee bi APR toogee ba léegi di jiite réew bi teg fi ay kuréel ay FONGIP kuréel yu am solo. ay BND yooyu yëpp ndaw yi gisu leen ci seen bopp. gisuma ci benn ndaw buñ ci jàppale te bu nu kon génnee ci yéen APR télé bi ngeen yi ñuy wax bari na trop APR bi ngeen toogee ba léegi bala ñu agsi ci APR parce que da nga maa teel a araftu ci politique bi dama bëgg a dugg ci gën a dugg ci beneen kii bu am solo muy affaire semence yi maanaam jiwu yi nga xamante si ne état bi mi ngi koy joxe le ministre de l' agriculture Pape Abdoulaye Seck vraiment ku nekk jàmbaar ba mu yoree affaire bi ba léegi avancement am na ci APR la bokk man xaw ma fu mu bokk xooluma APR la bokk wala mais daal ku modeste la li ma lay wax nii rek barki démb dama ko woo téléphone mi ngi Chine réunion boo xam ne moom moo ko doon présider mais dafa ma wuyu ne ma maa ngi présider réunion bi fii mel ne dafa maa xam fukki at waxtaan ak man après envoyé ma message wax ma fa ma war a jaar ma koy xamal nag moom affaire bi dossier wut ci moom quota yi ñu ngi koy joxe macha allah mais bu demee fa mu war a dem am na ci ñoo xamante si ne quota yi nga xam si ne génnee nañ ko ñoo xam ne dee nañ fukki at dañuy génne seen quota loolu mën naa ñàkk wax dëgg ku fi jógee kay ay lix laa sa war ci yow waaye quota waratu ci yow nag aw jiw waratu ci yow nan ko jox xale yi nekk ci terrain bi xale yi nga xam si ne ñoo yoree kër yi te léegi dafa am lu am xale yi bu dee ci tool yee ñooy bay mag ñi dañuy contrôler rek ak di leen taxaw mais xale yi ñoo yoree doole ji ñooy dem ci àll bi di liggéey. waaw loolu principe yi la waa léegi yow également kër yi tamit nga gis nii xale yi léegi ñoo yoree. waaw d'accord bon léegi yow. kon semence boobu bëgg naa ñu jàppale ci jeunesse. bon léegi waa Pape Abdoulaye semence Seck nag moom wax dëgg yàlla ku jàmbaare la. lu ne mi ngi ko ciy jéem lu ne mi ngi ko ciy def. waa léegi yow nee nga. mais bëgg naa ñi ko yor daal ñi nga xam si ci seen i loxo lay jaar ñu jàppale ci wax dëgg yàlla. bon léegi yow nee nga jeunes yi gisuñu seen bopp si mbooreemu kuréel yi nga xam ne président Macky Sall teg na ko fi pour suqali leen jeunes yi gisuñu seen bopp. dafa yéex seen doxalin ci boppam mooy yéex te seen doxalin. dafa yéex waxu politicien la mais gisul yow gisul leen seen bopp xam nga man ci laa bokk. mënoon na maa bañ a wax ci ñoom dara mais tamit bu ma ko defee loolu nëbbu dëgg comme li nga wax léegi bu ma fi nekkee rek naan lépp jag na damay nëbbu dëgg dafa yeex seen doxalin dafa yeex te théorie bi ak séminaire yi moo ëpp pratique bi pour mu leer nanu jàppale xale yi affaire jooju nga wax it affaire moom wax dëgg yàlla président Macky Sall lam war a nekk ma nga ca lu fi Ablaye Wade defoon rek fukk Macky Sall def na ñaar fukkam te boo ma ko laajee léegi ci biir ma wax la ko ci PSE laa koy commencé bu demee ba ci biir noo ma ko laajee ma tegal la lépp lu Ablaye Wade def Macky Sall def na lu ko raw. xëy na nag ñi ko wër ñoo ko jàllewut fi ñu ko war a jàllee ñoo deful lan war a def. parce que am na ci ay xeeti ministre yoo xam si ne moom daanaka moom waruñoo fanaan fan nekk. comme kan. du ma tudd kenn mais am na ci ministre yooyu. parce que ministre boo xam si ne ban la fale. loolu yëfu gaaruwaale la nag yow. non bàyyi leen gaaruwaale tamit. non du gaaruwaale day ñeme dëgg. non loolu gaaruwaale la. gis nga ban ministre waru fa fanaan gis nga président Macky Sall boo xoolee référendum yow boobu aussi. waaw kii non xale politiciens yi. léegi boobu aussi message bi lan la. waaw message bi d'abord il faut ma leeral livre bi maa ngi ko bind am na à peu près 4 ans ou 5 ans. ñëwoon naa fi daaw benn émission sur les logiciels des langues. làkk suñu làkk yi. dëgg la c'est une application du livre boo lire livre dafa am ay parties. je parle du système maa ngi wax gouvernance maa ngi wax développement durable maa ngi wax les langues nationales. et une application de ces langues nationales moo nekkoon logiciel bi moo la indiloon fii. donc logiciel boo xam ne maa ngi ko yore xam ne depuis daaw pare na. moo xam ne jàngale wolof France kii. ce logiciel war nga ñëw indi ko suñu exposition du savoir faire sénégalais bi. kañ la boobu exposition bi ñu ngi koy def du 8 au 12 juin fii ci place du souvenir. incha allah mais fii laa bokk léegi ça fait la deuxième fois nga invité ma donc c'est vraiment donc je dis que donc loolu mooy bitu kii bi livre bi dama bëgg africain yi ñun ñu gëm suñu bopp comme ni nga koy waxee. aywa gëm sa bopp nag mooy dem ba nga xam ne ni yow da nga mën a am ay initiative loo xam ne ni yaakaar nga ne mën nga ci participer rek mën nga ci indi dara da nga indi ko doo xaar toujours gars yi di kii parce que mën nga nekk man bi ma defee kii bi daaw émission bi présidence woo nañ ma enfin est-ce que moom la je sais pas benn conseiller président woo na ma fi ne ma président nee na nga ñëw ma recevoir la man demee mu recevoir ma exposé ko logiciel bi yëpp il était tellement content am la ma ci tegal man la président dama naan ko mu créer benn département ministériel jox la ko comme ça le gars yi m'a dit ça. fu mu mujjee. 1 an léegi ba léegi. ba dem ba tey ba sax. waaw ma koy woo di ko woo mu ne ma non président la woo na la bon man je sais que peut-être que président moo amagul jot pour gis dossier mais moom nee na def na rapport. président ne amul benn jot. c'est pour vous dire donc voilà loolu amul importance li am importance mooy li ngay def nii. nit ñi xalaat message bi lan voilà message bi mooy
toujours je rappelle à ces autorités que le travail est là travail bi ñu liggéey woon. fañ nekkoon ñun ñu nga fa te danañ continuer di liggéey. aywa di leen déglu rek di leen xaar. loolu am na solo di Sénégal yëpp. aywa boobu na nga ñëw nag yow sa kii boobu. logiciel bi il faut nga ñëw exposé ko. Bamba Dieng lan mooy sa message loo jeexale. waa sant waa réew mi sant tamit le président de la république ci dialogue bi nga xamante ne woote na ko ma di ko xamal ne nag dialogue boobu rafetlu nañ ko bu baax mais dialogue local war naa. dialogue bi gars yi dañ leen doon jox xaalis de loolu la. Moussa taxawal loolu moom leneen la man waxuma ci loolu. dialogue bi nga xam si ne dialogue local kay yéen yaa ngi ko war a initier. dialogue local bi li muy amee mooy responsable yi nga xam si ne ñu ngi ci dëkk yi di rayante. mais yow responsable nga waa taxawal rek. taxawal ci sama bopp laa ko njëkkee man dialogue lu tax dialogue local woote woo ko man mën naa koo jiite. non du buñ ko bëggee yow yaay jël initiative loolu la boobu si wax léegi. initiative bi dañu war a bàyyi toog di xaar ak di jàmbat dañu war a jël ay initiative yow yaay président wu jeune cultivateur yi nekk ci APR ci Sénégal yëpp tey yow am nga légitimité jël initiative woote dialogue local. lu tax defoo ko initiative di ko jàmbat initiative bi mi ngi fi damay coupé sa micro yow taxawal rek Tunkara bul ma coupé. dama lay coupé dialogue local li tax ma wax ko mooy responsable yëpp yi nekk ci localité. yow responsable nga sama bopp laa ko ñu commencé. wala non li ma bëgg mooy ñu woo ñoom ñu daje. mais xam nga lii tamit moo tardeel suñu réew yow. yaa ngi war a yow yaa ngi war a def toog di wax. boo jëlee temps bi te li ma bëgg a wax. li ngay wax ni dafa amul solo. non li ma bëgg a développé dafa am solo. boo jëlee temps bi li nga bëgg développé man amuluma solo xam nga lu tax. parce que da nga waroon def mais amal na Sénégal yi koy déglu. amal na Sénégal yi koy déglu dama ne la dialogue boobu li tax ma di ko woote responsable yi nga xam si ne ñoo nekk ci région yi war a doon benn jàppale président Macky Sall defuñu ko di rayante seen biir di xeexante seen biir laa ne loolu war naa mën a ñàkk. loolu li ñu war a def mooy jàppale jeunesse bi. parce que président Macky Sall référendum yi dama koy wax li tax taux bi wàññeeku président Macky Sall bu deful woon tournée day ñàkk référendum benn ministre boo xam si ne ma am na base boo xam si ne téye na ko ba mu wér comme la amoon ci PDS amut Abdoulaye Wade 2007 ay ministre am ak i directeurs généraux ñoo ko fal ñoo dem liggéey seen i base rayante seen jàppale xale yi liggéey seen ay base mais non mais Macky Sall ministre yi mu fal dool leen defut fi mu toll nii Macky Sall mooy fal boppam mooy buur mooy def lépp mooy campagne mooy def lépp li tax amul numéro 2 li tax président Macky Sall amul numéro 2 ci seenu yaafus la bu nu taxawoon nan waroon a taxawee comme ni ministre yi Abdoulaye Wade yi menoon kon Macky Sall affaire président lam-laame deuxième mandat sax desu ko fi c'est la première fois ci Sénégal président ñuy lam-laame sa deuxième mandat te loolu du Macky Sall li mu war lépp def na ko Macky Abdoulaye Wade def na fi ay pont def na autoroute Ila Touba Abdoulaye Wade def na fi cité kër góor gi séddale ko ay nitam Macky Sall def na Diamniadio Macky Sall indi na fi bourse familiale ba def na fi ay piste rurale yoo xam si ne communes yi yoo xam si ne dañoo enclavé woon yëpp defaraat na ko da nga daan gis fii xale boo bëgg koo takk yóbbu àll mu ne la du ma dem foofu parce que amutu yoon tey boo demee ci communes rurales yi ak communes yu bees yi Macky Sall def na leen ay taax def fa ay piste rurale kon Macky Sall goo nga wàcc na mais nag nitam yi ñoo liggéeyut lan war a liggéey kenn ku ci seere sa base na mu waree amu ci am na ci ay quelques nit yoo xam si ne sax tane nañ fa nekk ku mel ne ay Farba Ngom ay Moustapha Diop mais ñee ñi des ñëpp seeni base daanaka amuñu fa dara voilà kon loolu Tunkara message bu may joxee la pour Sénégal pour ñu jàppale jeunes yi waaw d'accord loolu wax nga ko yoo xam si ne yow faale woo kenn yëgoo kenn defe na nag war ngaa kii nit ñi dañ dugg la faale te yow bu njëkk car rapide nga daan dugg ak i Ndiaga Ndiaye ak i 7 place loolu gis nañ ko man APR ban ministre moo fi doon dugg loolu bari na ministre yoo xam si ne ba ñu ñëw Louga fii ay 7 place lañ daan dugg garage lañ daan comme kan seeni musóor di wat dañu leen koy faral di leen ko jox te tey boo leen faal boo dajee ak ñoom duñ la faale loolu jaaduwul kan la man Macky Sall position bi mu nekk ban jigéen moo la musóoram doon wadd waaw xam nga nekk ci télé di tudd ay bon kii day gaaruwaale ak di gaaruwaale ma damay wax li nga xam ne si ne mooy dëgg dama ne la Tunkara man président Macky Sall 2011 ba mu ma recevoir la ma ko waxoon man jàpp naa ne pour fi mu toll nii mënu ma koo gisaat mais jàpp naa man conseil spécial la war a doon parce que boobu ñi ngi waajal xanaa da ngaa tekkiwul dara moo tax mënoo ko gis kay bu ma tekkiwul woon dara danaa ñëw fii ñu tekkiwul dara gisoo leen déet non dama bëgg wax ne président kay njëkk a recevoir ci ku dëkk Louga le 3 juin mais loolu boo falul 2014 taxaw rek le 3 juin 2014 falu na de dama ne la Macky Sall ba mu ma recevoir li ma ko wax mooy am na luy wàcc ci réew mi boo ca bokkee da ngeen nekk victime devant les Sénégalais te bu boobaa Abdoulaye Wade dana jël réew mu ne ma lan la ma ne ko Sénégal amul or amul bois jël doomi jàmbur yi di fa yóbbu sa doom du ci dee sa doomi morom du ci dee jàmm ji fexe leen ba am ko demal campagne yëpp nag am nañ ko am nañ or am nañ pétrole am nañ diamant am nañ bois waaye lu ñu tudd la rek mais bokkut ak yenn réew yi comme Gabon wala Nigéria li may wax xam nga ko amuñu or bu doy fii waa taxawal rek ma ne ko nag demal nga campagne yi lu la jox nga jël Sénégal yebooy rek la am mu jël bigam bind sama tur na ma yow dama laa soxla ci li may def keroog ñi ma àndaloon man la ci bind sama tur am na benn ministre bu jigéen benn ministre bu naan Mariama Sarr xamatuma ci moom dara ñoo fekkee woon na ko
donte booba maa ngi moom ñoo toogoon léegi nag xamalatuma ko dara mais booba moom ñoo toogoon mais léegi xamalatuma ko dara ma nga ca leneen mais ma lay xamal ne booba Macky Sall man la jël sama tur waa doy na te boobaak léegi ñu ngi liggéeyal Macky Sall ma lay xamal tamit Tunkara man xam nga politicien li moo tax bëgguma ñëw sama émission non lu am solo la jàllalal ma ci mais Tunkara nga may ma tuuti non mayuma la taxaw rek 21 000 voix yi am Louga te amoon ko premier tour ña ko liggéeyaloon Macky Sall amul kenn ku ci am poste de responsabilité da ngay politique waa taxaw rek dañuy wax dëgg amul kenn ku ci am poste de responsabilité te ñooñu ñoo ko joxoon 21 000 voix premier tour waa baax na conseil économique waa léegi da ngay dem si président nga wax ko conseil collectivité locale baa ngi ñëw association seen cultivateurs yi bëgg na nag président Macky Sall jox leen ci parce que ñun yéen daal nañ leen jox seen part seen wàll si ngato bi non ngato bi kay comme que Moustapha Niasse ak Tanor rek Djiboka rek koy séddu may xamal jeunesse bi bu fi kenn nekk di opposé ñëw leen ci nguur gi lu ngeen fi opposé ñooñ ngeen di liggéey mag ñooñ dong ngeen di liggéeyal ñuy lekk ñooñ rek a fi nekkoon ba depuis 50 ans bon lank leen ñëw leen jàppale Macky Sall bu fi kenn opposé ku leen fi woo da ngeen leen di liggéeyal ëllëg ñooñ dañuy joxaat réew mi ñuy séddu ok tey suñu taxaw seetlu ñu ngi si ànd ak imam Aboubacar Faye moom mi ngi bokk si kuréelu ñooñu jàngee fële ca Fass Touré dëkk fii ngir am ay leeral yu mu fii ni imam la nuyu la dal la ziar alhamdulillah aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin imam loolu yëpp si nuyoo bi la wala da ngay wàcce kaamil wala est-ce que nuyoo bi du salaamaaleykum waaleykum salaam rek loolu du simple waaye comme balaay tàmbali dafa am nooy tàmbalee waaw loolu est-ce que tàmbali bi yow mënoo ko def si sa wax ak sa bopp wax ak sa borom. loolu amul problème aouzu billahi mina shaytan bismillahi rahman waaleykum asalaam wa rahmatullah Tunkara bon imam waa Fass Touré yëpp di leen ziar vraiment sëñ Hadi di ko ñaanal suñu borom dugal ko àjjana bu gën kawe ñoom sëriñ Cheikh Touré ñëpp di leen ñaanal mais sëñ Abdou Aziz Touré di ko ñaanal suñu borom alhamdulilah yokk ko taxawaay yokk ko mën-mën yokk ko leer di ko ziar ak waa kër ga yëpp ñi fa jànge yëpp di leen ziar ñoom it alhamdulilah ñoom Moussa Mboub kooku sama doomu ndey la ak mbooleemu ñi nga xam ne ñëpp jëlee nañ fa alxuraan imaam yow mi kañ nga fa jànge maa ngi fa dem depuis année 89 ba 96 89 ba 96 96 maa fa dem nga mokkal fa alxuraan jàng fa xam-xam it subhanallah alxuraan moom mokkalu ma ko moom lu tax dama sàggan rek ah imaam yow def nga at yooyu yëpp te mokkaloo waaw mokkal moom beneen mbir la mokkalu ma daal bokkuma ci ñi mokkal alxuraan ndeysaan feraguma sa ijji bi maanaal kalima ci ni ma la mun a waxee loolu lu muy tekki loolu mooy damay liifantu rek ah yii nii nga bind si arab nii da nga ko liifantu it waaw ba léegi ci liifantu bi la bokk insha allah ñoom imaam yi dañuy laaxu de imaam tey leeral ñu lu tax nga ñëw fii li tax ma ñëw fii mooy mbootaay boobu nga xam ne mooy ñi njabootoo Fass Touré jàngee fa yàlla dafa dogal bi ñu fa jógee ñib si fii ñenn ñu ne fa ñu jógewu ñu delluwaat foofu ñi ñëw fii dañoo dem ba jenni jamono ñu jéem a takki seen bopp boole seen bopp tuddee seen bopp association bu alquran bu Fass Touré ba ñu boolee seen bopp mu doon lu yombal seenu gise ak seenu daje ak seenu dimbalante ci seen biir loolu yi lamboo na lu bare waaye itam mu nekk lu leen di tàqee ak fa nga xam ne foofu lañ doon jóge ngir rek bañ a dogoo ak foofa waaye jokkoo bi continuer waaye itam yemuñu foofu lañ fa jàngee woon bokkoon na ca mooy jéem a taxaw ci lépp loo xam ne l'islam santaane na ko te mooy jéem a wesaare njàngaleem l'islam ci ñaari sursam yu wér yi te mooy alquran ak sunna as saxiixa looloo tax na ba bañ ca jógee ñu am ay activités yoo xam ne moom la ñuy def dinañu daje ñaari yoon ci weer wu ne yoon wu jëkk bi mooy bureau bi ñoom ñooy daje xalaat nu mbooloo mi war a doxee ñaareelu daje bi mooy assemblée générale lay doon. da ngeen am siège wala. waaw siège bi xëy na nekkagul bu ràññeeku ndax li ci gën a bari ci kenn Moussa la ñuy daje. xëy na foofu moo nekkagum siège bi. dëgg la bon bureau bi. dëgg la léegi imam yéen ñii tey at mu ne da ngeen am daje bu mag boo xam ne daf leen di delloowaat foofu ren ji it doo leen ko wute. waaw c'est-à-dire dama doon leeral rek maanaam mbooloo mi ni mu taxawee. waaw loolu seen mbooloo la. waaw mbooloo la mais teewul nit ñi bëgg a xam parce que dañoo bëgg ñëpp ñëw ci. mooy ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu alquran
dañ ko ubbi. kon yéen du rek ñi jàngee Fass ñoo ci jiitu. waaw waaye képp ku bëgg alquran bëgg nañu sa mbooloo mi mbooloo la. macha Allah. su ko defee ni muy doxee ñaari yëf la mooy ñaari ndaje bu njëkk bi mooy bureau bi ñoom ñooy daje ñaareelu daje bi mooy assemblée générale ñun ci la ñuy daje maanaam li ñu xalaat ne moom la mbooloo mi war a doxee ñu daje ci loola. su ko defee ci at bi am na ñaari ndaje yu ñuy daje yu bokkut ak ñaar yooyu bu njëkk bi mooy mbooloo mi ci boppam ak ñi muy invité ñu fekkee ci jotaay boo xam ne jotaayu xamante mooy ñoom ci seen biir xamante woon nañu démb. nañu nekkee woon ci daara di noonu dundee noonu waaye itam ci biir loolu daan nañ ci waajal ñaari yëf bu njëkk bi mooy ñu tànn benn tomb ci tomb yi am solo ci diine ji su ko defee ñu waxtaanee ko ñëpp bokk ànd ñu def fa ba waxtu boobu jeex. ñaareelu ndaje bi nag mooy li ñu dégmal. kañ la. le 12 mooy dimanche. 12 juin. 12 juin. ren ji waxtaan bi si lan lay. voilà ren ji yàlla dafa dogal biñ koy waajal ñu ne nañ ko laal taayee jongante alquran. jongante alquran boobu ñu ngi ci tànn ña nga xam ne ñoom ñooy ñi jàngee Fass ñëw fi ubbi ay daara yooyu ñu yor ndongo ya ca nekk ñu boole leen tànnal leen ci góor ak jigéen ñoo xam ne ñoo war a def final gannaaw bi ñu tànnee ba pare tànn na ñi ñu war a tànn ñoom ñoo war a dem final bu ñu demee final te mooy le 12 à partir de 9h ci la ñuy tàmbali loola su ko defee ñu tànn ci ñoom ñaar kenn kuy génn ci ku góor ñi ak kenn kuy génn ci jigéen ñi ak na mu toftalee ñaareel bi ñetteel bi ba fa mu yem. fan lay doon ci CICES. CICES unité africaine ci salle bu mag ren boobu kuy def waxtaan bi. waaw après waxtaan bi dina ñëw. su ko defee bu ñu paree ci jongante boobu ba sargal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ràññeeku ci njàngum alquran boobu ak ñi ci raw mu tosanteeg fukki waxtu ak benn wala fukki waxtu ak ñaar ak ya nga xam ne moom lañ fa war a jàllale ci la doomu sëriñ bi war a taxaw def waxtaan comme ni mu ko doon defee at bu ne. te mooy sëñ Haadi. sëñ Haadi waaw moom mooy def waxtaan bu moom moo war a def waxtaan bi insha allah. ci lan la. ci tomb bu am solo ndax jamono ju ne rek dañuy xool li xew ci réew mi ak na mu xewee waaye ñu seet itam la nga xam ne moom la ñu gën a mën a soxla bokk na ci tomb yi nga xam ne moo gën a lëjal société sénégalaise mooy mbiru sëy tax na ba ñu tànn tomb boobu mu war ñoo waxtaanal diggante ñaar ñi way dencante nan la ko lislaam tërale ak lan mooy droit yi dox seen diggante ci kenn ku ne la nga ameel sa morom loolu moom mooy tomb ba. aywa tey message bi lan la imam. message bi mooy woo mbokk jullit ñi góor ñi ak jigéen ñi ci biir réew mi ci biti réew mi ci Sénégal ak ci Afrique ak fépp foo xam ne télé bi yegg na foofu pour ñu war a mun a ñëw fekkee ji jotaay boobu ci anam bi nga xam ne mu la ñu bëgg ndax ci weeru koor la ne bul fàtte loolu Tunkara weeru koor mooy weeru alquran te la ci fa jib ci jàngum alquran surtout ci kii nga xam ne moom mooy def yaakaar naa ko xam ci alquran nga ko xamee waxuma la waxtaan bi rek waaye lam fay jàng ci alquran loolu war naa mun a tax kenn ku ne war a mun a dagg ñëw fekkee si mbir ma incha allah 12 juin ñi alquran yitteel yëpp fii ci CICES soobee yàlla waxtaan bu sëñ Adi Touré di def si wàllum woy dencante nan la ñuy def ba mu gën yoon imam dafa am lu ma jaaxal bu la jaaxal yow nee nga def nga foofu juróom-ñaari at waaye mokkaloo alquran yaa ngi liifantu ba léegi waaw mais imam booy liifantu ba léegi waroo nekk imam waaw nekk gi imam moom defuma ko sama bopp ay nit ñoo dem xëy na am lu ñu foog itam ñu am fu ñu jaar ba loolu ñu gis ne loolu wér na ci ñoom. te ñoom xam nañ ni yow si liifantu rek nga toll ba léegi. ñoom pour ñoom leneen la waaye pour man moom ci liifantu laa toll waaw ñoom pour ñoom. leneen la mais pour man. ci liifantu laa toll waa Fass Touré alxuraan si boppam lañ xam. gis nga alxuraan bu leer bu wér boo ko bëggee dégg rek demal Fass Touré boo ko bëggee dégg itam ñëwal. ci bés bi insha allahu rabbi mbokk yi tey sunu taxaw seet ñu si ànd ak Nana Aidara Nana saa su ne dafay ñëw di ñu defal ay jàngat si ni ñuy dundee ak na la ñuy fexee ba mu gën a baax Nana la nuyu dara la ziar. maa ngi lay nuyu Tunkara di nuyu tey Nana ku la solal. Ibrahima moom ma solal. mooy kan. Ibrahima mi ngi nekk grand sama tailleur boobu moo fi aw tey. aywa man Lamine Gueye fii ci usine benn tali moom moo ñaw li Nana tey si looy wax. waaw Tunkara tey dama bëggoon ñëw tuuti ci koor bi. koor gi. waaw da ngay waaraate ko. non c'est juste que pour ñu bàyyi xel ci yenn détails yi nga xam ne ni en général day xew ci weer bi xam nga weer bu gàtt la. mais aussi weer bu am solo. damay commencer ci lekk yi Tunkara koor bu ñëwee dañuy gis produit bu bees bu nekk di génn saay bu événement ñëwee saay bu koor gi ñëwee nga gis ku ci nekk di publicité bu bees wala genre yooyu boo demee tey ci marché noir bi nga fekk ci ay produits yoo xam ne
xamoo sax fan lañ ko defaree may wax rek ni sénégalais yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax boo wooree ba ngoon jot Tunkara li nga lépp li ngay lekk dafa war a nekk loo xam ne dañ koo saytu loo xam ne aussi mu leer na ni kat lii fii lañ ko defaree lii ak lii en général sax ñoom dinañ wax ne lii moo nekk ci produit alors que ni nekku ci mais quoi qu'il se passe yow nga lire xool mais woor suba ba ngoon jot di naan ay colorant parce que jus yu bëri tey jii ñu ngi koy jël di ko utiliser di ko naan fekk ni ay colorant kese la jus yu bëri ñu ngi koy jël di ko naan ay sachet 100 francs la fekk ni Tunkara pays yu mu jógee sax dañ ko fay interdit ñu ñëw sotti ñu ko fi donc loolu yëpp ñu war cee bàyyi xel mënuñu chaque année saa bu koor ñëwee même chose yi ñooy ñëw même jus yi nga xam ne at ba at nga koy gis donc ça veut dire que ni dafa am lu ci louche loolu mun waroon nekk état bi jël moo ko waroon jël en charge xool lii dugg fii mais comme que defuñu ko ñun sénégalais kon ñu yeewu suñu yeewu bopp suñu jus bi ñu daan naan bisaab bi ku ko mën suukar yem ci nga yem ci mais sinon nañu éviter jus wu 100 francs yi nga xam ne mën nga ci am ñaari litres Tunkara c'est très dangereux la plupart du temps ay produits la yoo xam ne c'est cancérogène donc man bëgg naa loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax Tunkara donc li ñuy lekk li ñuy naan voilà ñu bàyyi si xel mais xam nga lu tax mu jafe may mun a ndax nit su xiifee biiram day tàmbalee wax ak moom bëtam day tàmbalee wax ak dëgg la ba léeg-léeg nga sóoru loo xam ne soxla woo ko sax léegi nga gis nit buy ndogu teg loolook loolu te mënu ko lekk parce que xiif bi moo koy mais lu am solo mooy doomu aadama dafa am xel saa su ne sa xel da nga war a demee ak moom surtout li ngay dugal sa biir nga daas kook sa xel xool ko bu baax ba loolu bañ la lor ndax tey nga naan benn loo xam ni 100 francs la jar après nga war a fajoo million xam nga loolu jaru mu nekk lu aywa nanaa ak lan nga bëgg mu nekk beneen bi aussi ma ciy ñëw Tunkara muy tey li nga xam ne mooy dàkk koor mun nga dàkk koor mais bu ko dàkkee ci mbedd mi ñun moom suñu génération ba ñu màggee loolu la ñu mës a xam toog ci buntu kër yi xam nga di lido di kii en général yaa ngi amel ak ki nga xam ne peut-être bëgg na toog jàng alxuraan wala genre affaire yooyu mu nekk loo xam dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax booy dàkk koor man géej moom conseillé ma ko kenn wax dem fekk gis xale jigéen def seen 2 pièces di sangu nga ne da ngay dàkk koor man boobu gëwuma ko kenn mënu dàkk koor toog ak sa copain di waxtaan ak ñoom seen seytaane dafa bëri doole donc man dàkk koor pour man bi gën a raisonnable mooy nga toog sa biir néeg soit nga seetaan télé soit nga jël sa livre lire là au moins doo jëw doo jouer te aussi doo bon peut-être doo xool loo xam ne waroo koo moo jël sa kurus def ay astaghfirullah waaw ba tey rek yooyu yëpp wax na mën a nekk mooy li may wax rek mun nga jël sa livre lire mun na nekk français comme alxuraan donc mu nekk loo xam ne daal loolu moom mun nañ koy dàkk ko mais alxuraan weeru koor weeru alxuraan voilà weeru alxuraan la donc mu kii beneen affaire bi mooy aussi nit ñi nañu tempérer seen ardeur Tunkara tey yoon bi maa ngi ñëw taximan bi ma dugg mi ngi xuloo benn njaganjaay ba wàcc moo tax tey may yéex ci loo xam ne mooy premier jour koor donc yoo xam ne nii dañ cee war a bàyyi xel dëgg la xiif metti na lool mais tamit nit ñi nañu ànd ak seen sago bàyyi gaaw a saaga parce que woor tam man même bu dee sama alxuraan soriw ma ci xam naa ni saaga moom bokkul ci lu l'islam digle asamaan nag ci weeru koor donc nañu wàccee xol yi xam nga ba wàññi gaaw a mer beeg ñoom seen beneen côté bi may dugg mooy sama moromu jigéen ñi koor gi mi ngi ñëw na fu mu toll nii ñëpp ñu ngi wax ni korité bi koo ci doxaan mu nangu ndax rek mbaraan cheveux wala tailleur yi moom fu mu toll nii ñooy bañ donc yooyu yëpp tamit nañ ci bàyyi xel ndax tailleur yi loolu dañ ciy profité de genre am yeeg ñoom seen xam nga donc nañ ci bàyyi xel daal benn événement la boo xam ne day jàll vite fait bu mu la jaxal mbaraan ay cheveux wala genre yooyu bu mu la jaxal aussi Tunkara di sekk ak tailleur uniquement parce que bëgg naa ñaw bu jaar 50 xale jigéen dañuy def loolu non fii lañu nekk Dakar lañu nekk donc yooyu noonu yëpp loolu yëgu mu xaw ma xool yow moom xamoo lu bëri façon mais bon loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax benn événement la bu ndaw boo xam ne day jàll bu la ci bor topp bu la ci dara topp tey jii nii Tunkara bu ma génnee ci mbedd mi damay kontaan parce que da ngay gis xale jigéen ñoo xam ne dañoo am jom dañuy jël seen ay kaas ay kopp teg ko seen buntu kër di jaay am ñoo xam ne tey jii ñu ngi yenu seen i kaas seen i kopp jël di ko wërale ci mbedd mi di jaay mais pourquoi pas yow sa moromu jigéen ni ñuy def nga def ko nga jug ñafe parce que weeru ko li nga ci mën a def dafa bëri dañoo bëgg lu yomb nag am na ci ñoo xam ne tey dañuy togg bu ñu toggee heure ndogu ñu ngi koy jaay ay ñoom petit pois ak genre affaire yooyu seen buntu kër yi mais bon boo nee rek ma rafet naa toll naa ci waaye du ma liggéey bëgguma sama loxo dara takk ko xaaral ma lomp ko ci góor yi loolu tamit du sotti koor yee ngi ñëw fu mu toll nii ñëpp a ngi commencé di rëbb na ci xale yu góor ñu bàyyi xel bu baax xale jigéen tam dañuy sellal si koor gi yow nanaa da nga sa sellal nga def nii waaw dañuy sellal mais sellal bi moom kaay ma wax la moom pour une semaine la waxee bu jàllee ñu nekk ci lu ñu nekkoon moom une semaine donc mais yow bii nii sellal la
bon man je trouve pas ni sax ni sellal pour man ni ma daan solo naa doon solo parce que naa moom sincèrement ak lu ko waaye mënti waxal moom ni muy solo dafa yiw donc waaw donc man pour man ni ma daan solo rek laa solo ba tey yow nee naa tey message bi la looy jeexle waaw ni may wax rek Tounkara weeru koor moom sincèrement mooy weeru ngëneel mais aussi du weer bi nga xam ne moom rek la ñu wax a def lu baax tout le temps nit dafa wax a def lu baax c'est pas que tey jii ni ci koor laa nekk du ma jëw wala ci koor laa nekk dafa nekk loo xam ne da nga cee wax a sax tey jii li ñu nekkee nii ci weer bi dañuy ñaan yàlla rek ñu sax ci daal ba jàmm yàgg Sénégal loolu am na solo surtout nag weeru koor léeg-léeg nee naa yaa ngi wax wàllum dàqu koor mën nañ dàqu koor si profité yi gën a xamaat lan moo ñu war suñu digganteeg suñu bopp suñu digganteeg suñuy morom suñu digganteeg suñu borom suñu digganteeg li ñu wër dem seeti ay borom xam-xam dem gën a jàngaat gën a gëstuwaat yooyu yëpp weeru koor war na mën a ubbi bunt yooyu ñu bàyyi leen léegi ak seen vidéo du jour. À quelle vitesse faut-il parler pour être convaincant? Le psychologue Norman Miller a découvert lors d'une étude en 1976 que plus le débit de parole était rapide, plus l'on était perçu convaincant, assertif, objectif et intelligent. Les sujets font davantage confiance à une personne qui parle plus vite. En 1991, une autre étude réalisée par Stephen Smith et David Schaeffer a démontré que lorsque l'on s'adresse à une audience qui est déjà préconvaincue ou qui connaît le thème du discours, plus le débit de parole est lent et plus l'on renforce leur consentement à une idée. Si vous voulez convaincre une audience qui ne connaît pas votre sujet, exprimez-vous avec un débit de parole plus rapide. Mais si les gens connaissent déjà bien votre thème, parlez plus lentement pour convaincre. mbokk yi tey suñu ñaari jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi si ànd ak Badou Fall moom animateur la moom waykat la chanteur religieux moom it jëwriñ la soxe ko fële ca Mbour ensemble ak Abdoulaye Ndiaye moom day ñëw saa su ne dañuy defal ay jàngat si wàllum li ñu woowee citoyenneté maanaam daal taxawaay bi nga xam ni kenn ku nekk war nga ko taxaw ngir yow bay sa waar ci réew mi Badou la nuyu de la ziar. sëñ Tounkara maa ngi lay fay. waa Mbour yëpp sama jigéen Issa Dior Sall. kooku di ko ziar. Ablaat yow di la ziar. ñu ngi lay delloo ziar. sëñ Badou. yow li nga yëngu nga ni lu mu doon. ginnaaw bi ma la siyaaree te nuyu la siyaar tamit waa 2S siyaar sama mbokki taalibe bi ma fekk li ma yëngu du lenn lu dul doon ab jàngkat maanaam werekaanu sëriñ bi. du ma way nag lu may diine man Serigne Saliou laay way ak Cheikh Béthio wala lu jëm ci loolu lu jëm ci yoonu lislaam. yow cantaakun nga. waaw cantaakun laa origine taaliba Cheikh Béthio ba pare mu def ma jëwrinam mais ci biir loolu ci yërmandeem mu defaat ma doon animateur daa mel ni siiw na loolu Mbour xam nañ ko yor émission Keppaaru Lislaam Rendoy fa Mbour. ma daan ko amal àjjuma bu jot 22h ba 0h waaye ci biir weeru koor bi ñu tàmbale bis ni ki tey. ba ni weer wi di jeexee sax guddi damay amal émission yi. dañu doon émission boo xam ni sëriñ bi tàbbi na ci yàlla def na ci yërmandeem. ba am na enjeu non yàlla tàbbi na ci. def ci yërmandeem ba am na enjeu ba daanaka ñëpp a ngi koy teewlu. alhamdulilah waaw ñëpp a ngi koy teewlu. aywa tey jii lan nga bëgg leeral. waaw li ma bëgg a leeral mooy doon naa waykat boo xam ne yàgg naa way lool wax dëgg yàlla te ba léegi comme ni ñu déggee ñeneen waykat yi ñu am talent comme ni ñuy déggee Cheikh Bou Diop di ko déggee ay ñoom Sadou Samb ñeneen ak ñeneen. foofu ñu yegg man sama bët romb na foofu ndax ñoom talent bi ñu am ci mën a way man weesu naa loolu ndax yàgg naa way depuis 2003. waayal ñu dégg. Right direction of God to Béthio every day every night yaa di yoon wa siraatul mustaqim ay sa Béthio ku déggoon Cheikh Ibra ak ñoñom yaa fo jaar wegit Cheikh Béthio ak ñoñom yaa day mel ni way wu gudd la. waaye comme ni nga ma bett rek moo tax ma def léegi Cheikh Béthio ngay way nii daal. boobu Cheikh Béthio laa ci way mais bëri na ay way yoo xam ne Serigne Saliou damaa bëri ay façon way yoo xam ne. wayal Serigne Saliou ñu dégg. Cheikh Saliou Mbacke fulanda nan di jaar la ni laajoo te fulanda nan di jaar yàkki jomba ñaaw nekkul séddoo gañe ndam li yow la dimbali nu Mbacke bu ne réeré di dem dala gini noo tey ji ma wax fi waxi olof ndëgëm kuréer gindi ko
nit ku nekk juddoo ma ko mag yax bu rëy nga war daj ko xoolal Serigne Cheikh Béthio yaay sa doon nga buur Samba Lawbe wayu guddi la boobu it amagul kaset. waaw léegi yow. waaw li ngay way nii. maanaam da nga koy amal ay production da ngay def ay prestation wala nu muy dem. yooyu maa ngi koy def jamono jii nag net fii ñu toll fekk nañu organiser programme bu mag boo xam ne ñu ngi ko war a amal Mbuur ñu bëri nag ñi nga xam ne ci entourage bi. am nga kii da nga am. groupe CD da nga am groupe. am naa groupe. am da génne ngeen ay cassette ay CD ak ay. man génn naa ñetti album. mais ñàkk promotion mooy waykat bu ñàkk moyen moo tax ba ni ngay déggee. mais Cheikh Béthio mun la jox si moyen yi. xam nga ñun taalibi lañ moom ngay way. non ñun taalibi lañ. moom xanaa xamul ni yaa ngi way. bu baax way naa ci kanamam ba tey. waaw lu tax moom mun la jàppale sa promotion. non du loolu xam nga ñun teggin si taalibi daa am lu ko tënk maanaam daa am ay loi gis nga réew mi nu mu amee ay loi taalibi mayewut ay teggin mayewut nga jàkkaarloog sa sëriñ sax di ko jàmbat sa mbiru biir waxuma laa mbiru way day am yoo xam ni. waaw day am yoo xam ne doo ko mën a wax xëy na sax lu jaadu la waaye. waaw wax ko fii mënoo ko wax si kanamam fii mën nga ko fi wax waxal. ndax mi ngi may dégg loolu moom leer na. mais solo si du loolu solo si du. waaw lu tax taalibe bi mënul toog ak sëriñam waxtaan ak moom si li ko yitteel jox ko maanaam ay leeral ko ni que man lii laa bëgg ak lay bëgg moom. xam nga moom ci boppam moo ñu gën a xam ne ñun ay way mais Cheikh Béthio dafa bëri ay waykat. léegi ci biir waykat yi dafay am ay jàngante te taalibe baaxuwut mu jàkkaarloog sëriñam di ko laaj taalibe li ñun yoonu murit li ñu xam mooy dem uti aadiya ñëw jébbal sëriñ bi loolu la yoonu murit baaxoo. waaye léegi si yoonu murit taalibe bi mënul toog ak sëriñam wax ko aajoom. ankay mais am na loo xam déggoo li ma la wax. par teggin wala par respect. respect moo dul maye. non loolu kay yow sa bopp la yow loolu sa bopp la mais yoonu murit mën ngaa toog ak sa sëriñ wax ko sa soxla. su fekkoon ne da ngaa amee soxla sa doom feebar wala nga amee ordonnance wala leneen ak leneen boobu da ngay waaxu dem ci sëriñ bi. waaw comprendre nga yii du affaire lu jaadu la lu normal la ndax moom mi ngi koy dégg ñu ngi ko koy. waaye loolu est-ce que dafa am foo xam ni sëñ bi daf ko fa tere. non loolu seex bi du def loolu te seex bi tamit nit ko xam teraanga la. non dama ni. waaw xam nga yoonu murid Serigne Touba ko sànc. waaw est-ce que dafa am fu Serigne Touba tere. taalibe bi toog ak sëriñam wax ko aajoom. non loolu amul fenn mosoo ko dégg kon fenn lu tax nga koy tere sa bopp. non du loolu xëy na comme xam nga yàlla def na tey fi ne nii leer na leen ni cheikh bi dégg na ko maanaam tey jii luñ mënul woon a wax wala luñ bëggul woon a wax fi ne nii wax nga ko. fi ne nii leer na leen message bi jàll fi ma nee mooy yow mii. waaw da nga di nit boo xam ne. soo toog ak sa sëriñ war ngaa mën a waxtaan ak moom si li la yitteel. waaw loolu boo ko xañee sa bopp nag sa digganteeg sëriñ bi yow yaa ngi koy wàññi. waaw loolu parce que ay nit sëriñ tamit. waaw sëriñ bi yow lan nga koy doyee njariñ nga koy doyee de njariñu biir ak njariñu biti. waaw loolu rek nga koy doyee. waaw su fekkee nag njariñ loolu yow da nga dog sa bopp ak sa digganteeg njariñ loolu mais yow yaa mais nag dog di sa bopp. suuraale lenn tamit ci sëriñ bi sëriñ bu ne waxuma cheikh bi rek donte man xëy na sax mën nga ko kal ci cheikh bi ndax man sama way yëpp sëriñ bi laay way ak sëriñ Saliou du ma way keneen ku dul ñoom ñaar mais dama ne la yoon wu ne war ngaa xam ni ay sëriñ bu ne day am ñu koy ñàkk pour nga yegg ci moom à 100% xam nga tey du kon yow yeggoo si moom mënoo yegg si moom. damay yegg ci moom way naa ci moom ay yoonu yoon waaw lan mooy problème lu tax nga naan pour nga yegg si moom problème. waaw ñàkk bi moom laa lay expliquer xam nga tey jii dafa am ñu lay xatal foofu ñu la soxoree nga yegg si sëñ bi. non du loolu mais xam nga tey doo mën a tëb gor moomul tëb siif way ñu wàññi la te sëriñ bi bu la xamul même tuuti rek bu la xamul comme sëriñ bi dafa bëri ay waykat daa am ñoo xam ne ñooy waykatu vérité bu amee loo xam ne da koo ñor jebet day ëff rajo bi na ana Ibrahima Diagne comprendre nga baax li wax ana Mohamed Niang léegi niveau boobu nag ba du yeggu fa kon yow daal yaa ngi si pegg gi daal léegi fi ne ni mi ngi mel ni équipe nationale di match léegi man may jouer Stade de Mbour wala may jouer Zia nga bëgg man ma football équipe nationale léegi te man damaa war a ñafe pour egg ci équipe bu mag boobu ci tànk yooyu laa ne Abdoulaye Ndiaye voilà yow mii ay maanaam wàllum citoyenneté wàllum nit ñi taxawaay bi ñuy war a am loolu da laa yitteel loolu yëpp tey si lan nga koy dugal. waaw dañ koy dugal tuñ ko rek ci ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp nuyu mbokk taalibe bi teew fi nuyu Sénégalais yëpp dañ koy dugal ci contexte bëgg delloo si Sénégal ci benn équilibre. équilibre mooy lu digg doomu. waaw lu digg loo xamante ne dañ ko yittewoo ndax mi ngi bëgg a yàgg ñun ba ñu amee indépendance ak léegi dafay tagga témbe ñu ngi koy wax du yàggul keroog fii maag yow nit ñi bu ñu amee lu leen métti sax da ngay gis ni ñu koy manifester dañuy jàpp ne yàq ci ngay wan ki la yilif ne ko kontaanuma ci yow xamuñu waxtaan joxoon naa la fi exemple la maman de la fille Chloé bi ñu reyoon ci attentat Paris yi
bi mu demee ba bëgg koo ñaxtu état français bi bëgg a jël kañ ca jàpp akus néew ne dañ koy jëlal avocat ci contribuable français moom daf ne day bi mu ko méttee te doom la ci ñàkk daf ne day suspendre du fay ay impôt muy benn système de civilisation boo xamante ne bu dee dañuy roy nasaraan si sax akus néew nañuy xool côté boobu te bañ di xool nax gi ñuy nax bu ñuy kaas du yàq ñu ñuy jox ay raaye ak di ñuy jox ay mandarga c'est problème bi foofu la nekk ndax sooy xool dañ naan ñun bañ amee indépendance yàgg na mais xoolal maag tubaab yi dañ daan ñëw di ñu jël Tunkara di ñu yóbbu par force léegi ñun ñooy daw di leen fekki ñoom ni ñu organisé woo ba lu ñaaw ci Afrique ñu koy teg ci seeni médias ñun lan moo ñu teree am fit jëlu ñu ne li ñaaw ci ñoom ñu di koy teg ci seen guerre d'Algérie bi ñu ngi koy fàttaliku France bi muy def navette di yéeg ci gaal yi di daw pour dem làqatu ji Algérie nangam les photos sont sur le net nit ñi ngi koy gis mais dafa mel ne Afrique dañu am benn genre complexe bu ñu am ba dégg ku jóg rek ne da ngay waxal askan wi léegi ñun bu ñu demee ku mel ne man boo demee ci askan wi dañ naan la ñii de boobaak diir ngi ni ñeneen ñi ngi waxal askan wi waaye ñun gisuñu ci seen bopp ñun li ñu gis mooy ñoom bañ leen tàmbalee takkal ay raay muy société civile ak lu mu mënti doon nag dafa mel ne quête bi ñu ciy bëgg daal mooy visibilité popularité maanaam bàyyi fi benn empreinte ñu ne diw moo defoon sàngam où est le Sénégal lan la Sénégal soxla ñun ñu jël exemple ci ay grands penseurs mënta ñàkk tubaab lañ jàng mais fii am nañ fi sookal tey amul tibb booy tibb rek tey dialogue national bii ñuy def am naa ne bu ñu àtte woon benn bayti Sëñ Tuubaa rek day daal di tënk ñëpp daal di juboo daal di ànd muy ab njiit du soxor yow bu fekkee sa jikko baaxul nit ñi miinuñ la ci jikko ñu bëri ni ñu koy kaasee mooy da ngay gis koo xamante ne day def fitna ci mbedd mi ba pare ñëw ne day waxal askan wi te sëriñ bi bind na ne moom ku soxor du jiite daan ne ku mënta muñ du jiite daan ne ku nanguwut a ñàkkit du jiite te boo xoolee li ñuy xëccoo yëpp ci réew mi ku ci nekk ñett yi moo la topp doo nangoo ñàkk sa muñ day am fu muy yem te léeg-léeg nga doxalin woo xam ni ku gis day gis ci yow am soxor même boo ko jëmalewul ci askan wi yëpp jëmale nga ko ci nit am na koo xamante ne ab ci rab lay yëngu jàpp morom jëf futti yaramu neen dóor takk nit mënta jëf loolu ci suuf ba noppi wëlbati ko toog ca kaw boot ku mel ne man ku mel ni yow ku mel ni kii ne yéen maa leen di waxal tey ci wàllu sax xëccoo dialogue national bi ñu koy wax ñoom am na ci ñu taxaw kaas na ñun lu tax boolewuñ ñu ci mais Tunkara mënuñu jël ku nekk rek lan mooy dialogue national ou bien les mots non plus leur signification une chose est nationale que tey bu fa Moustapha Niasse absenté woon rek caractère national bi dootul taxaw parce que hémicycle moo national ñoom ñoo yor kàddu réew mi. très bien jàngat bi nga xam ne moom nga si bëgg joxe. lu mu doon. mooy ñii ci liñ ci wax mooy entrepreneuriat bi tamit feeñaat na ci mooy jikko yi nañ ko delloowaat fi mu nekkoon. kii woy kii fecc. kii rap kii information te it ñu am benn jikko boo xamante ne war naa judd gis nga je vais te donner un exemple def naa li ma lay wax mënoo ko ñàkk xam gis nañ fi la Belgique bu yàgg je ne sais plus je me rappelle plus mais toog nañ fi nekk ci benn déséquilibre gouvernemental pendant 18 mois tu imagines le Sénégal une semaine sans gouvernement cataclysme lay doon xam nga lu tax tolluñu fa moo ne yuur yi ñu yor la ñu yor dafa am jikko bu ñu ne ci ñun mooy demee ba njiite war a jot soo ma naree rëcc rek man it ma créé mënuñu am 250 partis am plus de 200 idéologies Tunkara nangu nga ne boo nee 250 partis égale 250 présidents maintenant il faut faire un choix ci 250 yi kan li ma ci jublu mooy ci wàllu entrepreneuriat ñu xam ne tey war nañu mën di jóg bàyyi di laaj lépp nguur te it jikko yii ñu yor balaa ngay waxale ci askan wi nañ la segg ba noppi. loolu am na solo ne ñu xam bu baax ñan la ñuy fal ndax boo falee ki lay sànq ki lay lor nga xam ni boppam rek a ko yitteel soo moytu yow doo si gis sa bopp aywa Badou yow sa message lan la sama message bu fort bi mu bëgg mooy mbuur gi ma dëkk te fonk ko loolu mu neex ma nga xam ni man moo ma gënal feneen fu mu mënti doon ndax Serigne Saliou tudd gi ñu koy tudd di tudd Serigne Saliou mbuur googu laa jàpp woote lu mag loo xam ni soirée laa koy def ndax bu njëkk sax ni ñaa ngi may poussé naan defal festival salaam ak nanga moo déedéet loolu sax ñàkk gëm sa bopp la man li ma gëm mooy kenn dàqumaa way li ma gëm mooy ñi groupe bi ma àndal di tëgg kenn dàqu leen a tëgg damaa seet benn restaurant bu mag Mbour nit ñi xam nañ ko l'étape au soleil ma jàpp date muy le samedi le 16 juillet day fekk ñu korité ba pare ci laa bëgg woo Mbour gépp fii nga koy publicité nag. non publicité wu ma. lii publicité la di. kon publicité nga restaurant bi publicité sa soirée. kon tuub naa loolu. loolu jégal naa ko. soirée de kenn mësu ko fee publicité. léegi beneen bi ci bulet des
non du ndax waaw maa ngi tuub loolu bokk. aywa waaw léegi beneen bi ci des mooy bëgg naa waa Mbour jàppale ma ndax man kat doomi Mbour laa loolu su ma ko waxee jiital naa fa ñi nga xam ne ñooy kilifa diine ak kilifay aada rawatina monsieur le maire sama xarit la waaye ba léegi daf may seetaan koy wayaan de. non wayaanu ma ko ndax man du ma politicien maag moom tey dafa wàcc boppam ñooy wayaan. ah non yooyu ak ñooñu di def yooyu man xam na moom mais ñan c'est que sama waay la moom damay def émission mu di ma oo moom dafa wàcce boppam ku baax la looloo tax ba ma donc message bi nga ni lan la. damaa bëgg daal ku ma jàppale wax dëgg yàlla man bëgg naa defar clip bëgg naa it yéen ñii événement boobu ngeen defal ma ko direct te loolu amu moyen yaakaaruma ko ci la koy defalee te amoo moyen yi. mais looloo tax ma wax ko moom dégg na ko fi ne nii message bi yegg na ci noppam monsieur le maire. loolu kay mooy wayaan gi. déedéet du wayaan ak ñeneen ak ñeneen dañ ciy jàpp. Badou Fall li wayaan la. man nag sama plateau damay tere ku fi wayaan monsieur le maire bu ko jàppale non. xoolal artiste. waaw du ñaan ay ndimbal. lii kon nu may def Tunkara pour sama événement am. liggéey point liggéey jëflanteeg sa borom. loolu ngay def gis nga tant que yaa ngi taalal sa loxo. waaw en tant que artiste. waaw da ngay dellu ginnaaw. artiste du taalal loxo. wax nga dëgg xool ko si réew mi. waaw artistes yi taalal loxo yëpp dellu ginnaaw. waaw bu la neexee loolu. artiste moom da ngay gëm sa aar. waaw jéem a xool nan nga siy dugalee loo xam ni ku ko dégg ne gongo. indi lu bees indi bëtt yoon xàll yoon mais artiste buy taalal loxo. cassette bii ma génne tey boo ko déggee bii ma génne tey. waaw noonu la léegi jàppal si cassette bi rek di pousse léegi monsieur le maire. waaw doo ko ñaan da ngay ñëw ne ko monsieur le maire sama cassette bii tey ma génne sama single bii. waaw single bii képp kuy gone fii ci Mbour da koo war a déglu te pour loolu yow mii yow yaa ko war a sponsoriser xam nga loolu dootul ñaan boobaa da ngay am lu ma lay jox yow tam nga indi dara. moo sponsor yi fu ne laa dem mais duñ la faale sax. ba monsieur le maire laa la wax nan ngay liggéey ak moom si benn programme dugal ko si benn programme pour jeunes yi programme pour jigéen yi tëgg ko togg ko ba mu ñor ñëw yekk. wax nga dañ koy nangu de. waaw mais daal man daal woo naa la yow Tunkara woo ñëpp nag. man Mbour su ma ñëwee sama jigéen Issa Dior Sall laa. ah yow yaa ngi woyaan. non Issa Dior Sall bu ma ko woyaan ni kooku sama collègue la ñoo doon liggéeyandoo Sud FM mu nekk sama jigéen ñu bokk. loolu yaa ko xam man xawuma ko. waaw non déggoo dama la su ma ñëwee Mbour moom laay dem seeti mais du ma ñëw si Badou Fall. aywa Abdoulaye loo jeexalee. waaw li may jeexalee rek mooy comme dellusiwaat ci fi ma nekkoon rek ne Tunkara Sénégal dafa am lu ñu moom am na loo xamante ne il est temps que mu deñ duñu nation boo xamante ne ku mu neex rek nga jóg parce que après da ngay am comme alibi wala comme recours nasaraan si de bàyyi nañ ma xel. wala man tapal nañ ma man wala société civile làqatu boobu moo dem ba soof moo tax Sénégal tey bu ñu joxoon 44 Obama duñ dem parce que système bi la. système bi la ñu war a changer. waaw système bi la ñu war a changer. parce que système bi mënut a dem ci nii yow dañ lay suivre maa ngi fàttaliku sa contribution bi nga defoon au premier ministre après bi ma liiree commentaire yi dama rus. parce que ñoom bàyyiwuñu xel ne tey boo fekkoon tey Boun Abdallah Dionne këram da nga koy nuyu buy déyanteeg ay nitam nga génn ne lii suma yoon newu ci mais quand il s'adresse au peuple man Tunkara citoyen dama koy tontu mun ñu def la part des choses le président et le chef de parti et le Macky Sall chez lui mun ñu def Abdoulaye Wade à Versailles son fils à prison sa femme ou bien sa sœur quelque part mun ñu def li leen intéressé rek mooy dayoo nga am 2-3 poursuivants yu la topp foo dem fekk fa mouton de Panurge nga am benn degré booy jox sa bopp da ngay gaañ Sénégal ñun mag ñi dafa am lu ñu fi bàyyil Tunkara tu imagines le Sénégal dans 50 ans bi Abdoulaye di def case des tout petits am na fu ñu ko mës a laajee mu ne li ma bëgg mooy dans 25 ans que les manifestations se fassent sur une table mais pas par des jets de pierre loo ko mën a bañal idée bi rek c'est à saluer. loolu lu am solo la delloo njukkal Abdoulaye Ndiaye ak Badou Fall yéen ñi nga xam ne sunu ay techniciens delloo leen njukkal ñoom Mohamed Ndiaye ak Laye Sare ñoom Petit Dia Siaka ak sunu monteuse Ndeye Aada sunu décorateur Mbagnick Nafi Diagne sunu maquilleuse sunu ñawkat Lamine Gueye fii ci usine benn tali yéen ñi nga xam ni yaa ngeen ñuy bàyyi xel ci àdduna bi yëpp waa Mbour soxna Issa Dior Sall ñoo ñëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam